asalaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi fii si Tëngéej ci seen émission au fond des choses dañ ciy ànd tey ak monsieur Issa Thioro Gueye monsieur Issa Thioro Gueye nag kenn dootu ko présenté ndax journaliste bu mag la fële ci RTS nekk fa grand reporter mu nekk itam candidat ci élection yi ñu jëm nan la fay demee kan la fay àndal ñu dalal ko pour am ci ay leeral. mbokku internet yi comme ni ñu leen ko waxee woon sànq ñu ngi nii toog ak monsieur Issa Thioro Gueye mu nekk journaliste bu mag bu kenn dootul présenté Issa ñu bàyyi la ak nga nuyoo ak suñu mbokku internet yi. waaw Seynabou ñu ngi lay nuyu di la ziar di màggal ñi ñuy seetaan bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di nuyu di encourager borom kër gi moom mi nga xamante ne mooy Fodé Dia créer li nga xamante ne mooy Koumba Lamb di borom dëkk bi mu nekk une excellente initiative. Je rappelle que Fodé c'est un homme d'idées, c'est un homme d'action, c'est un homme qui innove, c'est un homme sur qui il faudra compter, sur qui il faudra de manière permanente de continuellement copier. nekk na nit koo xamante ne nit ku social la ndax fa mu dëkk di champ de course foofu tamit dëkku social la Seynabou ah bu ñëwee tamit fekk suñu dàngu dañuy ànd ak moom rek ci loolu donc Seynabou maa la dégg nga may présenté en tant que journaliste ma wax ne du journaliste moo fi toog ki fi toog doomu Tëngéej la man loolu moo ma gën a neex waaw doomu Tëngéej boo xamante ne ràññee nañ ko ci mbir mi buñ ma laajee dama naan am naa diplôme CESTI waaye li ma doon du journaliste li ma doon mooy doomu Tëngéej de plus en plus maa ngi nekk di former xale yi nekk consultant formateur ci wàllu journalisme ak communication globale di yëngu tamit ci wàllu développement des marchés parce que pendant longtemps maa nekkoon fii ci Sénégal le directeur de la promotion commerciale et de la communication bu ASEPEX nga xamante ne lépp lu Sénégal di jaay bitim réew donc man maa nekkoon foofu ak équipe bu am ay borom yi xam-xam ay boo xamante ne borom xam-xam ñoo ko composé ñuy positionner les produits origine Sénégal sur les marchés porteurs ci wàll bu nekk nag. donc bu loolu weesoo tamit damay yëngu ci wàllu marketing territorial maanaam dëkk boo xamante ne dara amu fa dara xaju fa ñu fexe ba dara am fa dara xaj fa lu mel ni Tëngéej nga xamante ne fi ñu nekk nii fii port bi la woon fii port bi la woon avant ñu koy déplacer mu dem Dakar ça veut dire que y a énormément de choses à faire dans cette ville qui est une ville historique une ville légendaire une ville boo xamante ne waruñu ko bàyyi muy dellu ginnaaw ci wàll yëpp nag. waa Issa jërëjëf ci leeral yi donc bu ñu jógee foofu dafa mel ni yow amoon nga fi benn maison d'édition bu ñuy wax lunette moom fan la toll. waaw boo ne ma dafa mel ni amoon nga fi day mel ni nekkut fi maison d'édition mi ngi fi waaw man nag benn nit laa mënuma nekk nag fépp benn nit laa alors dafa am benn moment boo xamante ne dañuy liggéey bu liggéey jotee ñu dem liggéey ndax nag buñ lay fay da ngay liggéey ji mu am benn moment boo xamante ne passion mooy jëmmu temps yi dañu nekkoon ci Covid bi mu yàgg fi lool nag ça fait 2 ans bay dugg ci ñetteelu at bi ñuy vivre maladie bi épidémie boobu donc bëggoon nañ ci sax génn li nga xamante ne mooy kurti mu nekk un roman boo xamante ne ñu ngi ko duppee le roman de l'afromatiérisme afromatiérisme nag boo ko déggee contraction la entre Afrique ak lii di matière xam nga bu njëkkoon man dafa am benn waay boo xam dafa ma mas a neex il s'appelle Karl Marx mu am benn xarit boo xamante ne mi ngi tudd Engels Karl Marx moom ak Engels c'était les jeunes affranchis c'est-à-dire que ñoom seen maître bi Hegel moo leen doon jàngal mu nekkoon benn idéaliste bu mag lépp lu jëm ci wàllu idée ñoom dañ ko doon génn mais moment bi ñu doon vivre ñoom fekk ne dépassé nañ moment boo xamante ne dañ naan je pense donc je suis moment boobu ñoom Emmanuel Kant ñi ngi taxaw naan je fais donc je suis autrement dit l'existence humaine est consubstantielle kii nu mu tëddee à l'action donc il faut nga jëf pour nit ñi xam ne ndëgam nekk nga
mais ñoom Marx ak Engels bi ñëwee dañ génn benn livre bu ñu tuddee l'idéologie allemande livre boobu dafa am benn partie bu ci am solo boo xamante ne ñi ngi ciy wax ce qu'ils appellent la liquidation de la conscience antérieure mais c'était pas pour faire tabula rasa du passé mais c'était pour se projeter alors si lañ génn ñun ñëpp jàng nañ ko terminal dañu jàng plan chronologique plan linéaire mais si lañ génn le plan dialectique xam nga plan dialectique nag dafay am thèse am antithèse am synthèse donc ñoom positionnement boobu nañu indi yëf yi nag di dem ba nga xamante ne am na benn borom xam-xam bu mag bu nekk Afrique bu tudd Cheikh Anta Diop moom mu ne je parle donc je suis pour moom bu waxee ku wax feeñ loolu la olof di wax ku wax feeñ moom da doon wax ne faaw nu jëmmal comme ni japonais yi def comme ni chinois yi def ñu jëmmal li nga xamante ne mooy suñuy kàllaama loolu bi mu tegoo ñu gis si 94 bi mu ñëwee ñaari fait majeur nañ fi gis fii Afrique benn bi mooy Nelson Mandela dañ ko fal président Afrique du Sud beneen bi mooy gis nañ ne dafa am génocide bu amoon Rwanda génocide boobu amoon Rwanda ñu indi ci les gacaca maanaam ay tribunaux yoo xamante ne dañuy fexe ba ay du mooy jàmm am ci dëkk ba Afrique du Sud tamit ñoom bi Mandela ñëwee ak Desmond Tutu ñoom ñu ne mën ñoo dàq tubaab yi jëmmal noir yi indiwaat beneen xeetu apartheid boo xamante ne day favoriser cette fois-ci noir yi ñoom ñu ne dañuy indi Ubuntu Ubuntu c'est un vocable bantou buy signifier nous sommes donc je suis nous sommes cette fois-ci nekkatul je suis je parle je pense donc je suis nekkatul léegi je fais j'agis donc je suis nekkatul je parle je suis mais nous sommes donc je suis pour eux l'existence humaine est consubstantielle à la vie d'ensemble ñoom loolu nañ doon promouvoir léegi vie d'ensemble boobu ñu doon promouvoir léegi ma gisoon ne Afrique nekkoon na ci ay moment yoo xamante ne ay conférence démocratique nañ doon wax un peu partout en Afrique Afrique de l'Ouest Afrique centrale man nag bi ma ñëwee en ce 21e siècle ci livre boobu kurti ma ne je transforme donc je suis donc je suivais une évolution ci wàllu épistémologie ci wàllu philosophie ci wàllu politique ci wàllu démocratie ci wàllu économie ndax dañ nekk ci jamono joo xamante ne transformation dafa war yéen y a ce qu'on appelle la transformation digitale ndax Fodé Dia bi nga xamante ne moom yëf yi Fodé à l'origine mi ngi woon ci presse écrite bi sama papa di ki nga xamante ne mooy Moussa Thiaj Gueye formé ko bu baax moo ñoom père Pathé Seck yàlla na ko yàlla yërëm encore une fois yàlla yeesal yërmande ci kawam xare ko àjjana donc mu nekk mbir moo xamante ne da ngay évoluer da ngay transformé wu moom presse écrite la doon def mais gis nga ko léegi mi ngi ci fi mu nekk nii li nga xamante ne mooy audiovisuel digital ce que j'appelle l'audiovisuel digital di ko encourager gis innovation yu muy indi donc loolu nañuy wax je transforme donc je suis donc foofu nañu toll édition Lunette bi ngay laajte mi ngi ci loolu noonu di ko xeex nag xeex boo xamante ne dañuy jëmmal nag Afrique cette fois-ci quand on parle de ressources de matières premières ñun waxuñu rek les ressources naturelles mais dañu ne également les ressources humaines les ressources humaines ndax man bi ma nekk ASEPEX masuma d'accord ci ne dafa am nu mu tudd fuite des cerveaux mais dama doon wax ne dafa am exportation du savoir ndax xam-xam léegi da nga koy génn sa dëkk dem yóbbu ko bitim réew di ko jaay ñoom Mamadou Diouf ñoomin ñi nga xamante ne ñooy Souleymane Bachir Diagne moom itamit jëmmal na lii di Ubuntu jëmmal l'ethno-nationalisme mu nekk loo xamante ne ñoom dañ koy teg ca kaw di ko jàngal tubaab yi mieux encore dama demoon bay proposer les universités africaines pour que ñu bañ a dem rek di yóbbu xam-xamu boo xamante ne ay africains ñoo ko porté mais du xam-xamu Afrique ndax Mamadou Diouf histoire lay jàngale mais du histoire Afrique lay jàngale ndax Souleymane Bachir Diagne philosophie lay jàngale mais du philosophie africaine lay jàngale man ma ne ñoom nañu dem ci dëkku tubaab yi pour gën a mën a jëmmal lii de Afrique yóbbu fa ay université danse ay chorégraphie yóbbu fa université togg yóbbu fa université architecture africaine yóbbu fa ay université yoo xamante ne la koy suuxat xam-xam ba fay nekk mooy la tubaab yi di jógee seen réew di ñëw di ko ut si fii ci wàllu tourisme ñu ne dañ leen di préparer foofu noonu mu am link boo xamante ne dañ koy def ak état du Sénégal
nga xamante ne xale bu dugg ci université boobu rek yow tamit inscrire nañ la pour que say sortie comme xale yi yéen ñii di jàngale xale yi bu ñuy dem sortie ñoom sortie yi ñuy def dañuy ñëw Sénégal loolu gën a nag jëmmal tourisme bi ndax xam nañ ne taux bu faible mooy jóge États-Unis ci wàllu touriste di ñëw fi nga xamante ne moom mooy Sénégal donc livre bi daal loolu lay jëmmal édition lunette mi ngi taxaw te c'est pas parce que produire ñu rek existé tuñu mais àdduna loo gis comme li Mariama di wax la vie va en dents de scie àdduna dafay y a des hauts et des bas ah donc du chaque jour ngay nekk rek ca kaw te boo nekkee ca kaw rek da ngay faral di tiit sax xalaatal booy daanu donc ñun il est heureux de constater que ñun ñi ngi ci suuf ah donc di jéem a yéeg ca kaw ah di jël nag ay initiative yu bëri yoo xamante ne day jëmal nag Afrique jëmal suñu gox-goxaat yi. léegi ñu xuus jàll si li ñu fi indi muy wàllum politique bi Issa dafa mel ni candidat nga léegi dañoo bëggoon nga wax ñu candidat fan nga. waaw ma leeral la ban mouvement wala ban alliance ak ban fan ngay xëccoo yow fan moo la tax a jóg. waaw man lu leer laay def lu leer laay wax ndax bu may jàngalee tamit loolu laay wax dama ne ñett yi ñooy am. lu ñuy bind moo am. lu ñu wax moo am lu ñu jëf moo am. bind naa ko wax naa ko jëfe naa ko. Issa Thioro Gueye est candidat à la mairie de la ville de Rufisque, ça c'est clair. Deuxièmement, Issa Thioro Gueye aura des candidats dans chacune des 3 communes sous-villes, à savoir les communes de l'Est, de l'Ouest et du Nord. loolu leer na nañ dafa am ñi ñu may samp foofu ñu ànd ak man ñu jëmali util li nga xamante ne moom mooy ville li ñu tax a jóg nag ñetti mbir la. lu jëmmal li nga xamante ne mooy suñuy quartier ak cité yi ci wàllu wi nga xamante ne moom nañ koy dundee ci wàllu santé ci wàllu éducation ci wàllu environnement gis nañ ni ñu mel ak taw bi gis nañ ko temps yi boo demee cité Takku da nga yéemu boo ñëwee fi nga xamante ne mooy Arafat da nga yéemu boo ñëwee li nga xamante dama jël quartier jël cité boo ñëwee Dangu da nga yéemu donc yooyu masul am projet de développement ci quartier yooyu ñun ñu ne lii indi suñu originalité mooy projet de développement boobu nga xamante ne moom la ñuy indi ci quartier yi alors beneen affaire bi nga xamante ne tamit tax na ñoo jóg moom mooy que fii nañu juddoo fii nañu nampale fii nañu ngénte fii nañu raame fii nañu doxe bu nu gisee nag dëkk boo xamante ne demul pendant des années ñun dañuy indi loo xamante ne day jëmale dëkk bi ca kanam leneen li nga xamante ne tamit am na moom mooy que dañu yàgg dund ci naxaate yàgg dund tamit ci caaxaan fii ci biir Tëngéej ndax naxaate ak caaxaan ba léegi wuute na caaxaan day fekk ne yow da nga mën a def benn mbir te doo ko def waaw maanaam yow nga nekk xale bu jigéen mu am xale bu góor boo xamante ne war na la mën a jël soxna mais muy caaxaan di caaxaan ba leneen fekk ko ci loolu caaxaan la mais naxaate nag day fekk koo xamante ne amul intention du tout jël la soxna mu lay wax yoo xamante ne dëkkul fen ba ñëpp gis ne kii daal naxaatekat la wala kii daal caaxaankat la ñëpp dem nag bàyyi ko fa comme nag ñun Tëngéej dañu yàgg nax tamit caaxaan bi yàgg nekk fi ñun ñu ne dañuy jëmmal nag suñu kaddu jëmmal suñu taxawaay indi fi nag ful ak fayda fexe ba nga xamante ne Tëngéej dina bokk ci dëkk yi gën a jëmm ci Afrique waxuma Sénégal rek mais ci Afrique man déjà exemple bi nga xamante ne moom dinaa ko jox ji nga fi ñu toog nii ça c'est des installations yi jaruñu ñu dara bu njëkkoon da amoon na rallye Paris Dakar ci suuf la gars yi doon jaar ñu interdire ko parce que insécurité bi am xale yi fii nañuy taxaw di jël gaal yi di dem fi nga xamante ne moom mooy Europe mais je dis ay réfléchir de plus près mais ñu ne mën nañ def tourisme sur mer gars yi ñu lancé benn initiative Paris initiative la ñu lancé ko à Paris mu gaal yi di jógee Dakar fële Nantes bi nga xamante ne suñu ville jumelle la di ñëw fii bu njëkkoon noonu la doon def noonu nañ doon demee léegi nag imagine nga rallye boobu ñun ñu ko tuddee tourisme sur mer droit de retransmission yi wàllu télévision yi ay milliards et milliards la ndax voilier boo ko nekkee milliardaire nga te tubaab yi ak télévision yenn yi dañu bëgg façon événement yooyu imagine nga ñu jëloon ci benn chaîne étrangère boo xamante ne daf ñuy jox dañuy signante ñoom benn partenariat pour 5 ans ndax chaque année day am ñu ne ko affaire bi 15 milliards la nan la koy jaayee
mais kooku day ñëw dugg si suñu budget en plus du PACASEN en plus de la SEL en plus du FECT en plus du FDD ah en plus des petites patentes et ainsi de suite nga xamante ne dëkk bi day dem ci kanam mais dëkk bi dañ ko fowee tu penses que ça c'est sérieux ni ñu téye ñun suñu dëkk bi nii non c'est pas sérieux ah fii am na benn heure boo xamante ne kenn du fi doxantoo parce que nit ñi dañuy ragal parce que fii waroon na am sax lumière mu jalonu fii yëpp mu rafet solaire pourquoi pas benn affaire bu simple nga xamante ne du ay fil nga fii indi ah c'est des lampes solaires qu'on met là en place mu leeral fii yëpp rafet ba bëgg a dee ah ñu def ay fleurs lépp góorgóorlu la gis nga ni ñu def cëw leen mais mën na am fépp ah donc ñun looloo tax ñu dugg nag ci géew bi te bañ a nuroog nag ñi nga xamante ne ñoo fi ne ah fexe ba nga xamante ne buñ ñu joxee incha allahu rabbi dinañ doxal te gëm naa ne dinañ ñu jox leneen li nga xamante ne tamit moo tax ñu dugg muy ñaari quartier principalement benn bi moom mooy Dangu ñun dañ gis ne quartier ouvrier la quartier boo xamante ne faaw ñu jëmmal li nga xamante ne moom nañ tuddee le salon de la commande publique ndax amul fenn ci Sénégal le salon de la commande publique amul fenn ci Sénégal te ñu bëggal jëmmal commande publique bi dégg nga récemment ay 10 milliards yi nga xamante ne ñu ngi ko jox gars yi pour fexe ba nga xamante ne dinañ ñawal blouse lii di xale yi imagine nga dans le cadre du PACASEN ñu war a defaraat école Dangu def fa 30 à 40 millions de francs CFA kan moo gagné marché bi mais Dangu am ay ouvrier am ay maçon am ay ñu mën a defar bunte yi am ñu mën a suude am ay électricien mais ñooñu ñëpp bokkuñu ci te milliards yooyu mënoon na duggaat biir Dangu ñu ne comme ñun Dangu nañ cosaanoo te Dangu am na lum ñuy inspiré Dangu nag motivé nañu ba tax ñu bëgg a taxaw jëmbal li nga xamante ne moom mooy taxawaayu Dangu ak quartier yi mel ni Dangu pour fexe ba alalu Tëngéej delluwaat ci waa Tëngéej muy beneen bi mooy Arafat bi sama yaay dëkk am fa kër Arafat dañ gis ne amul tali ñun ñu ne bu dee fii jëmmal nit la fële jëmmal gox-goxaat bi la ci wàllu jumtukaay bu nekk ci wàllu tali ci wàllu hôpitaux ci façon bu ne ñu jëmmal ko ñu jëmmal leen man maa ngi dëkk Rufisque Ouest foofu laay yeewoo mais Rufisque Ouest amul lycée amul marché fi ma juddoo muy Rufisque Nord mais amul lycée amul marché fenn rek am ay lycée am ay marché moom mooy Rufisque Est donc l'équilibre territorial bokk na tamit ci li ñu motiver ba nga xamante ne dañuy fexe ba Tëngéej nekk ci dëkk yi gën a màgg ci Afrique fi may daane la mooy man dama jàppale ay communes yu bëri Malicounda ñu amoon 60 millions de francs CFA de budget léegi ñu dem ba am 940 millions de francs CFA de budget Sandiara ñu amoon lu moins de 100 millions ñu dem léegi bay jege léegi 1 milliard de budget dem jàppale waa Ngunjaañ jàppale waa Taset jàppale waa Taïba Ndiaye dëkk yi nga xamante ne ñoo gën a ràññeeku ci wàllu décentralisation mais man bu ma mënee jàppale dëkk yooyu mais man du ma mën a ñëw jàppale waa Tëngéej ci wàllu marketing territorial ci wàllu développement mais dama koy def looloo tax nag ma sampu te bu ma gaa yi joxee ñetti weer laa leen may pour changer xar-xaru Tëngéej incha allahu rabbi. waa Issa dañu lay laaj sa mouvement bi nu mu tudd. On a une coalition. Ça s'appelle la coalition Farata. Farata mooy force alliée pour le renouveau et l'avenir des terroirs actuels les terroirs actuels nag mooy quartier yi ak cité mooy terroir actuel yi boo à l'échelle départementale mën nga ci dolli village yi donc ñun dañ nekk ci logique amuñu mouvement maintenant nag on travaille avec des partis politiques yoo xamante ne li ñuy nas pareegun ko mais incha allahu rabbi ñu bëri nag amuñu caution ñun nag problème boobu dañ ko régler dès le départ xale yi nga xamante ne amuñu caution ñun wax nañ leen ñu ñëw ñu héberger leen ñu àndandoo gagner li nga xamante ne moom mooy collectivité territoriale yi nekk biir Tëngéej ñun loolu nañ njëkk a réglé waaw parce que gars yu bëri boo gisee ñu reculer dematuñu élection yi amuñu caution ñun nag caution bi dañ ko réglé dès le départ définitivement pour may fit xale yi Tëngéej fexe ba nga xamante ne doomu Tëngéej day jëmmu nekk ca kaw dëkk bi tamit jëmmu mel ni mu war a mel. jërëjëf Issa ci caution boobu nga wax sax si laay ñëw gisoo ne caution bi dafa bëri. waaw ñun xooluñu ne caution bi bëri na wala bëriwul Sénégal loolu laay wax ñun xeebuñu suñu bopp pour jëmmal nag taxawaayu Tëngéej moo tax ñu jël nag caution bi noonu mu toll ñu ñàkkanteex suñu bopp jël ko nag joxe ko
fexe ba doomu Tëngéej mën a taxaw jëmmal boppam ñun bëri na wala bëriwul sénégalais moom moo ciy participer ñu ne fu sénégalais participer ñun dañ fay participer jëmmal nag taxawaayu doomu Tëngéej 30 millions dara la du dara mais def nañ ci suñu loxo de ñu ngi ca biir nag waaw ku ñu séntu nag ci biir gis ñu incha allahu rabbi voilà. waaw Issa dama dégg ci say kàddu nga ne mairie ville bi moom ngay ni xëccoo moom ngay xëccoo. man xëccoo ma. j'ai un projet moom nga soxla tu as un projet comme mairie ville bi moom nga soxla. waaw léegi mairie ville bi rëy gi mu rëy nga yaakaar ne mën nga koo gagné. manuma taxaw man Sénégal doon liggéey ministère bi yore gox-goxaat yi bokk ci fukk yi ko doon yi di décider ba noppi nga may wax mairie Tëngéej man ma gérer 557 communes yi nekk Sénégal yow nga may wax benn mairie Tëngéej man miy gérer bokk ci fukk yi nga xamante ne waaw dama ne dama bokkoon ci fukk yi nga xamante ne luñ la wax ci décentralisation takk ko téere Sénégal laa jël teg fii sama mbagg ma ñëw dëkk Tëngéej ñëw ne candidat laa fi yore 557 communes ñu koy doxal ci wàllu intercommunalité ci wàllu marketing territorial ci wàllu wu ci nekk man ma wër Sénégal ñu def l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation ñu dénk ma organisation wu président de la République du Sénégal dajeex tous les élus de ce pays man ma organiser ko am ci réussite bu mag a mag man nga ñëw naa ma mairie Tëngéej bi man dama lay reetaan de 557 communes laa géré pendant 2 ou 3 ans donc bu ma laajee mairie Tëngéej bi nag foog naa ne war nañ ma ko mën a jox. waaw incha allah léegi Issa ban message ngay lancé waa Tëngéej. li nga xamante ne moom laa lay ci tegal moom mooy que vous avez une excellente initiative donc permettre ñi ñuy wax Tëngéej daal foog naa ne dafa war a changer. te élection yi ñu jëm daal ci élection yi léegi dafa war a changer lenn ngi ci dafa am sam benn xarit bu dëkk Géejawaay bu ne ma dafa mel ni waa Tëngéej gëmuñu changement bi ma ne ko lu tax nga wax ko mu ne ma dama gis ne buñ leen joxee xaalis rek ñu topp ki yore xaalis ki yore xaalis bi. ma ne ko cette fois-ci de moom foog naa ne majorité silencieuse bi ñooy def différence bi mu ne ma boo góorgóorloo ba majorité silencieuse bi def différence bi ñu mën a gëm ne Tëngéej dina avancer ndax nee na moom for na ci weewu nag ne ni autorités yi ñoom dañ jàpp ne waa Tëngéej ñoo bëggulul seen bopp dara moo tax ñoom duñ fi def dara mais bés bu ñu bëggalee seen bopp dara jël seen maire yi dénk ko koo xamante ne defar rek ko tax a jóg loin des partis politiques bu boobaa ngeen gis taxawaayu état ci watu Tëngéej mais tant que ñi ngi koy jox nag ñi nga xamante ne ñooy fowee Tëngéej bu boobaa it état bi di leen dëddu rek wan leen ginnaaw kon nag na ko ñëpp defee noonu ñu def nag mbir mi muy farata ñuy dox ci farata di wax ci farata di jëfee ci farata fexe ba nga xamante ne Tëngéej daal dina jëmmu dina changer ak génération bi nga xamante ne ñun ñoo incarné projet bi di jëmmal quartier yi projet bi di jëmmal cité yi projet bi nga xamante ne amul naxaate amul caaxaan projet boo xamante ne dëgg kese moom moo ko lal jaajëfati. jaajëf Issa ñu ngi lay jaajëfal ci invitation bi nga accepté wala interview bi ñu accordel donc mbokku internautes yi ñu ngi woon fii ak monsieur Issa Thioro Gueye di candidat si mairie ville bi ci élection yi ñu jëm ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen émission ak beneen candidat. dafa leen gaal gi teer fu baax te du moo gën ñi doorante joow